ITV xabaaru njolloor gi mbokk yi asalaamaaleykum la ca gën a fës ci xabaar yi bokk na ci ñi loru woon ci nguurub Hissène Habré di janoog taskatu xabaar yi nee na kon bëgguñu dégg benn yoon ab grâce ko ñu daal ko may njiitu réew Tchad ga woon sérum ndàmpaay ba léegi jotaguñu ci Hissène Habré njiitu réew Tchad ga woon mu war a fay lu toll ci juróom-ñett fukk ak ñaari milliards sunub xaalis la war a fay ko lu toll ci juróom-ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn doomu aadama tey di ñaareelu fan wu grève liggéeykatu SDE yi syndicaliste yi di sàkku ci téeméer boo jël fukki ak juróom loolee nag di seen sàkkuteef waaye nag yi nga xam ne kon mooy jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum ndox mi ak assainissement Serigne Mbaye Thiam ni état bu Sénégal noppi na ngir jox leen ci téeméer boo jël fukki yi kon. loolee nag di waxtaan boo xamante ne nii dikk nañ ci dinañ ci dikk itam nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi Guy Marius Sagna tey lay jàkkaarloog procureur de la République ay farandoom di sàkku ñu daal di ko bàyyi nu mu gën a gaawee ndax jàpp nañ ni kon luñ ko tuumaal dara ci amu ci dàkkuñu sax amalab doxub ñaxtu ci mbedd mi fukki fan ak ñett ci weeru décembre waxtu wi ñu nekk yëglekaay kon mooy laf laaju xabaar yi ci njolloor gi ak Cheikh Sall. kon mbokk yi loolee moo gën a fës ci xëtub xabaar yi ne skis bu jàllandee ñu ngi ciy faram-fàccee. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV xabaar yi kon des koy tàmbaleeg kuréel bi ëmb interne yeeg ancien interne yi ci Sénégal nekk nag ci lopito yi ci réew mi danoo mer ba fóotu ba tax tey ji kon ab doxub ñaxtu la ñu daal di amal tàmbalee ko hôpital Abass Ndao ba ca makkaanu jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu paj mi ci Sénégal ñoom nag ne ni ki démb kon la ñu xàppate ñett fanu grève yoo xam ne lu ñu faste xànc ak morom ma leneen loo xamante ne seen sàkkuteef la moo ñu xoolaat seen nekkin waaye itam jox leen gëdd ba noppi dugal leen ci fonction publique bi dinañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaay xabaar ak sunu ndaw li ñuy toppal boobu lépp doxub ñaxtu état bu Sénégal ci làmmiñu jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ndox mi ak assainissement Serigne Mbaye Thiam ne noppi na ngir jox liggéeykatu SDE yi téeméer boo jël fukk ci action yi ci kër bi nga xam ne kon la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu séddale ndox mi ci Sénégal intersyndical bi nag dañoo amal ñett fanu grève tey nag moo nekk ñaareel ba sax ne nag Serigne Mbaye Thiam moom loolee kon la daal di xamle ci làmmiñu gouvernement bu Sénégal ñoom syndicalistes yi téeméer boo jël fukk ak ñaari la ñuy daal di sàkku ñu teewlu ci jëwriñ gi Serigne Mbaye Thiam ay kàddoom ci micro Djeba Souleymane Diallo. Donc sur les deux revendications. ci seen ñaari ñaxtu yi benn bi jëm si ñu am toogu si conseil d'administration bi nangu nañ ci beneen wàllu yi moo ñu yokk li nga xam ne moom la ñuy am ñun wax nañ leen ñu jàpp diggante juróom jàpp fukk si téeméer boo jël waaye ñoom fa ñu ngoyoon ba léegi seen fukk ak juróom yooyu ñu bëgg am si téeméer boo jël ba léegi sër ñu téye ne duñu bàyyi benn yoon ji mu ñu xool sax nuñ koy wàññee wax 10 wala 12 wala 11 si téeméer boo jël waaye ñoom sa fukk ak juróom yi rek la ñu ngoy 12 à 11 ou bien à 13%. Le droit de grève s'accompagne d'une possibilité de réquisition. droit au grève am na naam waaye dafay am tamit beneen droit boo xam ne moom la yoon jox préfet wala gouverneur maanaam mu sañ a xal ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi ñu dem liggéeyi ndaxte bu ñu nekkee ci li ñuy wax service public dafa am loo xam ne faaw ñu mën koo def kon ñu ngi dalal xelu ñëpp di leen wax ni ndox mi moom dinañ ko wéy di ko jox ñi nga xam ne ñoo di askan wi. Le 31 décembre 2019 le plan de transition est en cours. dañoo amoon benn xaatimoo ak jàllaloo maanaam li ñuy wax contrat de transition diggante ki nga xam ne moo di nguurug Sénégal ak waa SDE loolee nag fanweeri fan ak benn ci weeru décembre wala jeex mu ngi dooroon benn fan ci weeru juillet 2019 dina yegg ba fanweeri fan ak benn ci weeru décembre bi nga xam ne moom la ñu nekk loolee nag mu ngi doon li nga xam ne mooy wéy jamono ji société bi nga xam ne moom moo ko war a remplacer nga xam ne day am partenaire am dafay nekk Suez moom lay day wéyal liggéey boobu kon SDE jamono ji mooy liggéey ba ñu yegg ci jeexintalu weeru décembre bi société bi nga xam ne nag moom mooy am partenaire Suez bi benn fan ci weeru janvier lay door liggéeyam atum 2020. Qui aura un nom différent de Suez. Cette société-là va prendre service le 1er janvier 2020. ñoom liggéeykat yi nag dàquñu nee nañ kon mënees nañoo tënku ci boobu lépp dogal ci di téeméer boo jël ñu jox leen fukk yi leen li ñuy sàkku nag mooy kon loolee ñu daal di ci ëppale ñeneen ñi nga xam ne kon la ñu sekkal boobu lépp action yi nga xam ne kon la ñu jox ci séddale ndox mi ci réew mi Baba Ngom moo ko daal di xamle kenn la ci syndicaliste yi moo dooroon ganub kenn askan wi démb ñu teewluy kàddoom.
bi ñu ñëwee tamit moom li mu wax c'est très clair dane 10% yi c'est pour le secteur mu doon ONAS SONES ak SD. yéen ñëpp koy bokk. ne ñun ñëpp ñun noo koy bokk. waaye ñun bañu noo bokkante waaye bañu bokkante bi mooy lan que nañu génne ONAS ak SONES ñoom bu ñu amee seen i part ñu jox leen waaye waa SD ñii xamante ne ñooy liggéey. te tey jii bu naatee ñoom la mais ñooñu la ñu wax ne 15% yi ñun moom la ñu bëgg. waaye nag moom mu bañ ne état bi daal 10% la joxe dans le secteur mais nag toujours dañu doon wax ne yéen defu leen ay effort defu leen ay effort waaye ñun ñu ne leen pour montrer notre bonne foi nous avons fait des efforts efforts yi lan la dañ ne ko patrimoine SONES parce que SONES avant muy dem avec 2 heures bàyyi na fi lu bare bàyyi na fi suuf soosu gis ñu ko waa les travail de l'ONAS ak waa SONES ñoo ko séddoo ñun ñu ne ko nag waaye mais mën nañoo bàyyi 15% yi ñu jóge waaye nag les 15% que l'on demande mais dañ koy xàjjee par rapport à la proportionnelle et tamit suivant liggéeykat yi comme travailleur SDE 1200 la ñu travailleur ONAS ak SONES moins de 400 la ñu buñ ko bokk. ñu loru woon ci groupe yi seen abré seen avocat yi xëy tey jàkkaarloog taskatu xabaar yi nee nañu nag bëggunu benn yoon ab grâce ñu koy amal ci njiitu réewu Tchad ga woon nee nañu nag leneen loo xam ne ñu ngi koy sàkku ba léegi jotaguñ ci mooy sérum ndàmpaay seen abré nag doon ko tëj ci giiru dundam leneen loo xamante ne nag jafe na ay jafe-jafe la ci wàllu wér-gu-yaramam ñoom ñu loru woon ci groupe yi seen abré kon ne nañ ko bàyyi mu daal di faju ji ndax loolee mbir la moo xamante ne ni yoon da ko daal di nangu koppar itam ñuy laaj des na ci jot toll na ci juróom-ñett fukk ak ñaari milliards sunub xaalis te moom Hissène Habré war ko fay lu toll ci juróom-ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn doomu aadama yoo xamante ne ni da leen ko war a fay. ndorteelu xabaar yi maa ngi leen ko junj muy mouvement FRAPP di sàkku ñu bàyyi Guy Marius Sagna ak ñu ko jàppandool nañu nag lépp loo xamante ne ni kon lañ ko tuumaal dara ci amu ci janook taskatu xabaar la ñu gonte nit ki démb ginnaaw gi Guy Marius Sagna bañ ko tegee yoxoo aljuma gi ñu génn mu doon ñaxtu ne di fësal ñàkk àndam ci li nga xam ne mooy njëgub courant bi ñu yokk ci réew mi seen janook taskatu xabaar yi sax ñoom nee nañu moom dàq ñu amal ab doxub ñaxtu fukki fan ak ñetti ci décembre at wi ñu nekk Ousmane Wade kenn la ci ñoom ñu teewlu kàddoom ci micro Boubacar Dieng Augustin Mandan. wala ajjuma bii ñu génn tayeluñ dañ ne takk suñu dàll bu fekkee ne ki nga xamante ni moom mooy ndeyu njiitu ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi muy président Macky Sall comme que bu ñu toogee ci presse bi di wax du ñu dégg comme que bu ñu demee ci ay direction ndaw yu nga xamante ni moom moo leen fa teg wóolu leen du ñu dégg ñu ne dañuy dem ba àgg ci moom ndax wax mu dugg ci noppam lii lañ bëggoon a xamal lii nga xamante ni moom mooy sénégalais yi xam ne amul benn débat boo xamante ni technique la wala leneen la ay njuuj njaaj moo ci nekk ak loo xamante ni wor la ak dëppoowul ak li askan bi doon xaar ci ñoom ndaxte kat jàppoon nañ ne atam 2020 doon na doon atam naataange wala atam yokkute waaye atam 2020 nar na doon atam boo xamante ni atu plan sàccal bi moom la ñuy gën a yéegal atu plan jaaxle bi moom la ñuy gën a yéegal dinañ continuer di wéyal di doxal li nga xamante ni moom mooy xeex bi te duñ ci tàyyi tant que tàyyiwuñ di def si ay njaaxum ak naka sa dul noonu ngir gën a gàllankoor li nga xamante ni moom mooy suñu askan. juróomi président nekk fii ci pays Afrique yi kon joxante dox daje ca Diamniadio ngir waxtaanee li nga xam ne mooy bori ni lalu kon ci seen kaw nees lay def ba mu daal di yemb ci loolee nag ci seen lëkkaloog FMI ONU ak ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu koom-koom lañ ko doon waxtaanee itam fexe ba koppar googu nan la ñuy def ba Afrique mën ci gis boppam mu daal di suqaliku ñu teelu ci njiitu réew Macky Sall ay kàddoom ci micro Moustapha Gabar Diop. xam nañu ne dañoo war a yëkkati suñuy koppar yi bopp liggéey si bàyyi nañ ko xel bu baax a baax waaye mënta ñàkk ñu laaj doole joo xam ne mooy jógee si bi ci réew di ay financement si wàllum investissement ak ay leb yoo xam ne mën nañ koo fay si at yu bëri ngir ñu mën a egg si jubluwaay gi ñu bëgg. au financement externe en investissement. ngir loolu nag dugg nañu si loo xamante ni bii du wuuteeg lañ daan doxee waaye si doxalin woo xamante ni bii économie moo ko yittewoo dëgg-dëgg te àdduna bi yëpp noonu lay doxee. gis nga ab bor mës a nekk benn yoon jafe-jafe bu fekkee ne dugal nañ ko fu mu war a jëm waaye mu nekk lu responsable
am jëmm ju mat sëkk ndaxte dafay financer économie productive li ñuy wax nga xam ne mooy nekk financement wu bien-être social bi ñu soxla dëgg muy nekk nu askan wi gën a mucc ayib. C'est-à-dire qu'il finance l'économie productive. si wàllu woowu ab bor dafay nekk li investir si benn bërëb yoo xamante ni bii dafay jox taxawaay bu baax a baax benn secteur boo xam ne dafay gën a bijji doxalinam bay tax sax moomee secteur boobu di jur loo xam ne mooy fayaat bor ba waaye tamit yokk bu baax a baax li nga xam ne moo di koom mi. Les conditions de son remboursement. ñetteelu yoon bu cour ouest africain ñeel wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ak tamit yan pexe la ñuy def ba ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo sinébar ci Afrique sowu jant ñu mën koo bàyyi ni ki démb kon lañ ko daal di amal ca Ndar Géej. loolu nag fexe nañ ci taxaw seetlu bu yaatu ci ñi jëfandikoo sinébar léeg-léeg nag ay daan yu sax ñu koy teg seen kaw nes la ñuy def ak i lali pexe yoo xamante ne dañ ci mën a génn loolu moo doon solos ndaje bi ñu amaloon ca Ndar Géej ni ki démb ñu teelu ci professeur Mbissane Ngom mooy directeur UFR faculté sciences juridiques ak politique ci université Gaston Berger bu Ndar Géej ay kàddam ci micro Momar Aris Niang. dañoo gis ne si fii Afrique soowu jant lépp li ñuy def ci mbirum ñi nga xamante ne dañuy jëfandikoo sinébar mooy jàpp leen tëj leen mooy jàpp leen di leen dóor ci ñi nga xamante ne yenn processus la ak ci yenn dëkk yi mais dañu gis ne loolu noonu biñ ko xoolee xool ko saytu ko càmbar ko dañu gis ne loolu efficace wul ndax boobu ba léegi boo leen di seet Sénégal mi ngi am loi sur la drogue depuis 1994 mais boo leen demee ci prison yi di ngeen gis ne quasiment 60% des personnes yi nga xamante ne dañu nekk ci prison sinébar moo leen fa yóbbu dañu jàpp ne 60% yooyu am na ci ñoo xamante ne foofu du seen place ñenn ñi dañoo feebar ñenn ñi dañ doon caaxaan dañ doon fo rek donc il faut ñu am dispositif yoo xamante ne ku nekk ci nga xamante ne li nga xam ne moo tax ñu yóbbu la ci moom moo la yóbbu ci drogue dinañ ko mën prendre en charge ki nga xamante ne dafa feebar dañu jàpp ne place am hôpital la ki nga xamante ne dafa doon fo dañ jàpp ne place am du prison mën nañ ko def loo xamante ne dina amal njëriñ réew mi te du doon prison damay jox benn exemple rek je sais pas ndax def seetlu ngeen ko mais mois de juin mois de mai gisoon ngeen ay xale yoo xamante ne dañ leen jàppoon seen buntu école ak drogue xam nga xale yooyu boo leen jàppee tëj leen prison yàq nga seen adduna kooku noonu ñooñu noonu bu ñu leen jàppee ne leen dañ lay yóbbu jël la ci benn village Fouta nga jàngale foofu noonu par exemple ci benn école bu ndaw pendant 1 mois wala pendant 2 mois moo gën. dañuy jógee ci bët gànnaaru réew mi dem ba ca bët saalum réew mi ca Fuladu foofee nag dañoo lali pexe yoo xamante ni liñ ci jublu mooy fexe ba daay gi nga xam ne léeg-léeg bu amee ay junni hectare kon lay taal ba mu def doom nes lay def kon ba mu daal di tàggale ko askan wi pexe yi nag ak waxtaan daan ko sumb ngir rek fexe ba loolee lépp kon mën a du muy askan wi ci teewaayu ay agent eaux et forêt naka noonu tam ñi nga xam ne dañuy taxawu alam gi ngir mu mën a ñoŋ ci kaw askan wi Seydou Diatta reportage. xàll yoon ci digg àll bi naam dafa di jëf ju yomb waaye ak am njëriñ ndaxte moo tax ba tey askan wi yeewu ci dëkk bi di Saare Sambaaru mucc ci daay yi atu yépp weesu liggéey bi ñu amal ni te ñu duppee ko Parfeu dem na ba bokk ci cosaan gox bi nekk ci bët Saalum commune bu diwaani Kolda bokk ci commune bu Dioulacolon. Saare Sambaaru mooy dëkk goo xam ne départ de feuille fii à partir de zone bu ñu nekk nii dafa bëri woon dafa jéggi woon dayoo. parce que bu ñu fi ñëwee tournée toog nañ ak ñoom waxtaan ak ñoom mais nee nañu ñoom fu mu toll nii luy gën a yàq seen àll gi du defar këriñ gi du dagg bante yi mais surtout feu de brousse yi moo tax ñu jóg tey taxaw pour mën a defar lu ñu naan des pare-feux. loolu ñuy wooyee pare-feu dafay am benn couloir bi nga xamante ne dañ koy dégager ci biir àll bi buy tax tey bu safara jugeen boor bii nii du mën a tëb jàll beneen boor bi am lu mu fa yàq ci dëkkuwaay loolu mooy njëriñu loolu ñuy wooye pare-feu nekk na ci opération bi nga xamante ne dañ ko di def pour sàmm àll. ladde nde sumde nde moƴƴaani amen. daa yi bari na loraange yu ñuy jural ndaxte suñu dund yëpp a ngi sokkeeku ci njëriñ àll bi gis nañu jéye yu muy def ci yeneen dëkk yi moo tax ñooñu it war nañu def ni ñun ñu aar àll bi. keddiiɗe ɗe ko ñaagiimi ɗumen minen fof no min daro. te pare-feu yi du fii rek la yem parce que dañ ko bëgg a étendre fépp si diwaan yi yëpp fépp boo xam ne am na àll dañ dem rencontrer population bi en collaboration avec le service des eaux et forêts waa PRGTE ñu mën a xool nan la ñuy mettre en place des pare-feux. ci gox yu bëri ci biir région bi taxawal nañu ay kuréel yu ñu duppee comité de lutte contre les feux de brousse waaye daanaka kuréel yooyu amuñu doole ak jumtukaay wuute lool ak ñi yeewu ci dëkk bi di Saare Sambaaru ak lu munta xew acteurs yi jàpp nañu ne faw ñu taxaw askanu dëkk kaw yi ngir aar àll bi. te dëkk bi dëkk goo xam ne la dëkk bu jar a dimbale la
parce que ñun dañ leen di damay ñaan colonel Diaw ak père GTE la prochaine planification nañ jéem mu jàppale village bi ñu mën a am périmètre boo xam ne dañ ko clôturer périmètre boo xam ne day am aussi ay panneaux solaires périmètre boo xam ne day am ay teen nga xam ne dina mën a permettre femmes yi mën a am récolte yu baax. at wu ne ay junni hectare àll bi la daay di lekk lu nu mel faral di jur ay jafe-jafe soxal dundum jur gi. amal liggéey bu mel ni pare-feu mun naa tax ba loolu yépp ñàkk. Seydou Diatta jërëjëf. musée des civilisations noires moo daloo lu jëm ci bés bu nuy màggal ñii di waa Émirats arabes unis bi ñu moomee seen bopp ren nag yemook ñeent fukk ak juróom-ñetteelu yoon bile ndajale boo xam ne kon kilifa réew ma ak kilifay réew mi lee jot nañoo waxtaan ci diggante yu ratax yi nga xam ne kon moom ci réew mi waaye tamit lépp loo xamante ne ni jëm seen wàllub lëkkaloo ngir diggante yi kon gën a mën a ñoŋ bu ko defee askan wi kon mën ci gën a gis seen bopp Mamadou Lamine Fati. diggante bu rafet bi nekk ci Émirats arabes unis ak Sénégal rafetlu nañ ko bu baax a baax ci cérémonie bi nga xam ne moo nekkoon 48e anniversaire u fête Émirats arabes unis bi nga xam ne ñi ñëwoon ñëpp rafetlu nañu bu baax a baax jàppante bi rawatina diggante ñaari dëkk yi nga xam ne rafet na lool. xaatim yi ñu def ci àdduna bi engagé na Émirats arabes unis ndax mu mën a suqali waxtaan ci diggante ay askan dàq lépp loo xam ne mooy bañante rawatina li nga xam ne mooy jëm ci beddi konte diggante bi nga xam ne mooy Émirats arabes unis ak Sénégal gën naa ratax rawatina jàppale bi nga xam ne moo dem ci wàllum koom-koom li nga xam ne moo dem ci wàllum diplomatie rawatina lépp loo xam ne moo jëm ci wàllum koom-koom ñëwoon teewal gouvernement wu Sénégal. ministre bi yore mbirum pétrole ak énergie dellusiwaat na ci diggante bu rafet bi nga xam ne moo am ci diggante Émirats arabes unis ak Sénégal te moom fàttewul benn yoon projet yi nga xam ne dëkk boobule financé na ko ci dëkk bile. Dans cette lancée, il me plaît de rappeler l'engagement di fàttaliku rek engagement wu Dubai Port World mu wax ne dina tabax benn port ci Ndaayaan bi nga xam ne toll na ci 300 millions de dollars américains. ci beneen fànn bi suñu ñaari dëkk yi jàppante nañu ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum formation wu officier policier yi ak jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci armée bi ci li nga xam ne moo jëm ci sàmm jàmm ci bépp dëkk rawatina ay bourses yi nga xam ne may nañ ko xale yi nga xam ne war nañ mën a dem jàngi ci université Sorbonne bu nekk Abu Dhabi rawatina jàppale jigéen yi ba ñu am doole bu baax a baax ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum koom-koom. et à l'université islamique de Sharjah ainsi que l'appui à l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers l'auto-entrepreneuriat. diggante bu rafet bi nekk ci Émirats arabes unis ak Sénégal rafetlu nañ ko bu baax a baax ci cérémonie bi nga xam ne moo nekkoon 48e anniversaire u fête Émirats arabes unis bi nga xam ne ñi ñëwoon ñëpp rafetlu nañu bu baax a baax jàppante bi rawatina diggante ñaari dëkk yi nga xam ne rafet na lool. Mamadou Lamine Fati Galsen Hip Hop Awards 2019 ni ki samedi gi ñu dëgmal lan koy màggal ca Grand Théâtre bu Ndakaaru ren nag yem ak juróomeelu yoon kon ñu koy amal Youssouf Doumbouya di waay di moom moo ko sookee loole nag événement la di xew-xew boo xam ne day delloo njukkal artistes yi naka noonu rappeurs yi ñëpp ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllub hip hop ñu teewlee kàddoo moom Youssouf Doumbouya ci micro Augustin Mandan. thème bi ñëpp bu ñu xoolee bu baax dinañ xam ni li nga xamante ne mooy gàllankooru bépp sénégalais tey jamono ji te sénégalais yëpp ñu ngi koy teewee mooy ñàkkum yar gi nga xamante ne moo nekk ci nit ñi chaque jour boo génnee sa kër di nga gis loo xamante ne dina la naqari lool en tant que doomu réew mi te doo xam foo koy jooyee doo xam foo koy ñaxtoo te je pense que loolu képp ku nekk sénégalais tey am na loo xamante ne ñor na la trop ci ndoxalinu dëkk bi ci loo xamante ne nguur gee ak ñi nga xam ne ñoo jiite en tout cas liggéey boo côté booru liggéey boobu war nañ cee jóg war nañ ñu cee jàppale war nañ cee taxaw parce que bu ñu xoolee chaque année tamit Galsen Hip Hop Awards année bu ñëw day ànd ak thème bu mu àndal. xabaaru bitim réew des ko tàmbaleek réewum Cameroun foofee nag gouvernement bi daat na xam le ni jongante bokk moomeel yi ak jongante yi nga xam ne mooy togg ci pencum ndaw réew ma juróom-ñeenti fan ci weeru février atum 2020 lañ koy daal di amale loolee nag nekk mbir moo xamante ne ni MRC ñoom ànduñ ci tey àndu ci ndax dañ ko fas yéene boycotté kon du ma yooyu jongante ñeneen ñi nag di ay yeneen parti politique yu ci mel ni SDF ñoom nag nee nañu kon yooyu jongante dinañ ci bokk gouvernement bu Cameroun ne la xabaar yi wër di nag wax ni kon loolee loo tax ñu daal di bëgg dàq yile élection mooy fitna gi ñu nemmeeku ci yenn ci gox yu nekk ci réew ma te làkk angale moo ko waral moom nag nee na loolee kon nekkul loo xam ne lu taxaw la ba tax ñu mën a dàkk yi lay jongante daal di àddu kon ci ñett jàpp ñeent
ci weeru décembre at wi ñu nekk ay ndajeb chef d'état ak gouvernement yoo xamante ne ñoo bokk ci OTAN danañu daje fële ca Londres ren nag yemoo ko juróom-ñaareel fukkeelu yoon ñu koy amal ci lu jëm ci Atlantique Alliance Atlantique farandoo yi nag ñoom toll nañ ci juróom-ñeent fukk toll nañ ko ci ñaar fukk ak juróom-ñeent waaye nag jamono ji ci jafe-jafe yu tar la ñuy daal di jànkonteel ndax nag mbir yi dafa xaw compliqué rax ci dolli diggante yu ñagas yi nga xam ne kon am na ci diggante États-Unis ak France ak ñii di waa Turquie ay ponk yu bëri dañ ko fas yéene waxtaanee ni ki tey jii ci ndaje ba tey léegi lañ ko tàmbalee ñetti fan ba ëllëg yem ak ñeenti fan ci weeru décembre. laaj bitim réew yi kon loolee ko jeexal dañu ubbi geneen xët yëglekaay yi ak Cheikh Sall. mbokk yi dal leen ak jàmm tribunal bu ndakaaru la fa gonte ni ki démb loolu observateur xëy di ko nettali muy mbir mu doy waar moo xam ne moo fa xew si diggante ñaari gone yu góor ak genn gone gu jigéen di vidéo yu bon yi nga xam ne moom la ñu duppee sexy tape maanaam ñi nga xam ne ñooy sëy ak jigéen ba pare di ko filmer loole nag mu ngi xew woon si diwaanu Pikine buñ sukkandikoo si yéenekaay bi di l'observateur diggante ku ñuy wax Moustapha Ndiaye ak ku ñuy wax Cheikh Tidiane Ba ak jigéen gu tudd Ramatoulaye Diallo moom Moustapha Ndiaye mooy génn ki nga xam ne moo di Ramatoulaye Diallo bi ñuy seq ñoom ñaar seen xarit bee daat koy filmer mujj di ko si santaas lool di ko si laaj ab xaalis di mujj di seq ak moom di soxna si sonnee maar si mbir mi se la ko yóbbee si kanamu yoon ñoom ñii tribunal atte seen i mbir ñoom gone yu góor yooyu ay daan tegu seen kaw loolee gonte si tribunal bu Ndakaaru l'observateur xëye ko Sud Quotidien lu mu xëye mooy li nga xam ne moo xew si diwaanu Tambacounda muy mbirum dorog mi nga xam ne daanaka moo fa jàllaañoo fës lool si xët juróom-ñetteel ak juróom-ñeenteelu bi la yéene kay mu ngi koy yaatal bu baax a baax naan fii moom jaay dorog bi moom yaatu na fi lool jaare ko si li nga xam ne moom la ñu duppee ay moto jakarta yi nga xam ne daanaka ñooy livré mbir mi mu ngi naan nag mbir mi fa nga xam ne foofu la wullee njaay mooy diggante Koupentoum ak Missirah foofu nag daanaka mbay mi sax dañ koy def mu ngi naan diggante atum 2017 ak atum 2019 jàpp nañ fa ay kilos yi yamba yu bëree bëri yoo xam ne daanaka askan wa ñoo ko doon jëfandikoo diggante weeru janvier ak weeru septembre si atum 2019 bi jàpp nañu toll si ñetti téeméer ak juróom-benn fukki kilos yoo xam ne chanvre indien la maanaam yamba ju ñu jëfandikoo di mbir yoo xam ne ñu ngay wéy di yàq askan wa foofu si diwaanu Tambacounda wàllum dorog gi delluwaat si l'observateur ak dorog gi nga xam ne jàppoon nañu ko foofee sa aéroport international Blaise Diagne yéenekaay bi di xëy naan am na ay gindeeku yi si am ba ñaar ñi nga xam ne sax jàpp nañu ne boobu leen mbir seen loxo la doon jaar ñoom ñooñu teg nañ leen loxo defeere leen ci parquet bu Mbuur niki démb la nekkoon waxtaanu waa SDE mi nga xam ne ñoo sàlloo woon joxe ndox mi fii si biir réew mi ak nguurug Sénégal waxtaan wa ak mbiicoo mbaaloo gi nga xam ne moom la ñu nekkee woon dafay mel ni mu ngay am ay jéego yu si am Le Quotidien naan waa SDE dañoo yokkoon paar yi nga xam ne moom la seen liggéeykat doon xaar maanaam téeméer boo jël fukk ak juróom nguurug Sénégal nag lànk kàndaari si moom leen mbir tax yéenekaay bi naan nguur gi si boppam moo tëj seen i robinet ñoom liggéeykat yi gouvernement bi si kàddu ki nga xam ne moo di ministre Serigne Mbaye Thiam mu ngi naan nguurug Sénégal mënta weesu téeméer boo jël fukk maanaam 10% mel ni nag waxtaan woowu mu nga jur ay gindeeku donte liggéeykatu SDE ñu ngay wéy di doxal seen grève ba léegi yéen kaay bi di wax naan waa Suez nag benn fan si weeru janvier la ñuy commencé jël service maanaam doxal yor ndox mi fii si réew mi source aanaan jamono ji nag ñu ngi nekk si li ñuy wax passation de témoin maanaam jokkalante ay leng dëgg la ñu nekk ndaxte waa SDE ñu ngay wéy di jox ay information ñi nga xam ne ñoo di waa Suez ngir bu ñu yegsee seen liggéey gën a mën a ñoŋ ku wax ndox wax courant ak jafe-jafe yi nga xam ne nar na koo jur fii si biir réew mi l'observateur dellusiwaat si yokk gi nga xam ne yokk nañ ko njëgum courant mi mu ngi naan nag la nga xam ne moom la ñu waxoon ak li nga xam ne moom la ñu doxalee si facture bu yees bi nga xam ne moom la ay borom kër jot daanaka wute na lool mu ngay xëy di ko yaatal si biir ay xëtam l'observateur naan askan wi daanaka ngay finn nii dañoo ful bu baax a baax njëg li nga xam ne moom la ñuy fay si wàllum courant weesu na ñaar ñett dem na sax ba ñeenti yoon li nga xam ne moom lañ doon fay si weer yi nga xam ne moo jiitu mel ni yokk gi ñëpp la mujj laal l'observateur xëy ànd ak ñi nga xam ne ñoo di borom kër yi di ko jooy bu ñu jooyut it dinañ am lu leen naqari Guy Marius Sagna ak ay ñoñam bu ñu moytuwut dinañ leen yóbbu sa kasu bu Rëbës Les Échos xëy ne xamle ginnaaw bi nga xamante ni bii dolli nañu yeneen charge si li nga xam ne moom lañ doon toppee maanaam caxat-caxatee dalu askan wi trouble à l'ordre public waaye tamit mbicoo mbaaloo ki nga xam ne ab takk der la waaye tamit teg nañ ci yeneen charge yoo xam ne daanaka moo leen gën a dugal moom Guy Marius Sagna ak ay ñoñam ñi doon dox tànki ñaxtu ba yegg si palais de la République ñoom ñooñee am nañu retour de parquet ginnaaw bu ñu daje ki nga xam ne moo di procureur ni ki démb lu defu waxu lu ay di njàmbat li nga xam ne moom la yéene kaay yépp xëy di njàmbat nag mooy ballon d'or bi nga xam ne joxe nañ ko ni ki démb
Lionel Messi jëlaat ko juróom-benneelu yoon ci kanamu Virgil van Dijk Ronaldo Sadio Mané mi nga xam ne moo jël ñeenteelu place bi nag moo merloo ba futu yéenekaay yi nga xam ne ñoo yeewoo ci biir réew mi yépp Les Échos naan ñeenteelu place boobu kay mën lañ ko duppee benn hold-up boo xam ne bu scandale dëgg la maanaam jéeju doy waat ci wàllum football Sadio Mané yéenekaay bi naan am na xel mu dal mu ngay joxe dig daje ba at ma ñu jëm nee na dina ko mën a jël Mactar Ba mi nga xam ne moo jiite fédération sénégalaise de football moom mer ba fut la amee ci mi la mbir Habib Beye naan lii nag dafay wane ne Sadio Mané li mu nekk doomu Afrique kese moo tax joxuñu ko di scandale Diomaye Camara jàppe ko racisme naan Sadio Mané sax ni mu def moo baax bañ a teew ci bi la cérémonie Lionel Messi mi nga xam ne moo ko jël sax naan Sadio Mané dama yéem ci ni nga xam ne noonu lay xentoo bal bi laas yéene kaay naan ak lu si man di demee moom Sénégal déception dëgg la amee ci bi la Ballon d'Or nga xam ni Sadio Mané nekkul sax ci ñett ñi nga xam ne ñoo ci gën a fës ci àdduna wërgal kap jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah. jërëjëf Cheikh Sall mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg ñun ci ITV loolee moo laf laaj xabaaru njolloor gi gërëm ñëpp ñi ci jàpp ba mu daal di yemb rédaction bi jox leen dox daje xabaaru maraîcher bu ci landee feeg boobu kon ngeen boy di ànd ak suñuy programme ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñoo ndoog jàmm